jéey ji nga xam ne moom moo am ca Sacré-Cœur koo xamante ni nag da yëngu ci wàllu kër docteur moom moo daal di faat ñetti tuut tànkay ba tam itam daal di rek xaru ana lan moo waral mbir mu ni mel daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ab village woo xamante ni ma nga nekk ca Njeng Jaw ca département bu Kébémer la nekk foofee nag askan wa la ñuy dund ci ay jafe-jafe bari na rawatina ñi nga xam ne nag ay ndaw lañu li ñu xamle moom moo di bu nawet bi weesoo duñu am lenn loo xamante ni dees nañ ci mën a jàpp ngir rek feesal li nga xam ne moom moo di seen ak gafaga ca yooyu la jamono itam ñeneen ñu yeewoo fa nga xam ne moom moo di ca coon xam ngeen ne nag ca commune bu Ñibi la nekk soxna ya fa nekk ngir rek ñu amal aw paj bu mucc ayib faaw ñu doxi kilomètre ngir rek yëg seen bopp bu baax a baax ci wàllu kër docteur ci wila jotaayu xibaar daañu amal aw taxaw seetlu ci taxawaayu ñi nga xam ne ay acteurs communautaires lañ nag ñu leen di faral di gis ci gox-goxaan yi ñuy def liggéey bu mucc ayib rawatina lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak yeneen yu ni xeetoo suñu ay ndaw daje nañ ak ki nga xam ne moom moo di El Hadji Baytir Samb moom mooy président bu réseau des acteurs communautaires de santé du Sénégal wax nañu itam li nga xam ne moom moo di liggéey bi nga xam ne nag dañ koy faral di liggéey ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko ak nañu ko junjee woon kenn koo xamante ni day yëngu ci wàllu kër docteur moom moo daal di amalaw aw jéya faat ñetti tuut tànkam ba pare itam daal di xaru moom mais nag jéya ju ni mel mu ngi ko defee fa nga xam ne nag moom moo di fii ci Sacré-Cœur ñu dikk ci ak jéy loolee ànd ci ak Alioune di Saprera. jëye ji moo ngi xewee Sacré-Cœur ab père de famille dolli si nekk médecin dentiste moo faat ñetti doomam ba pare dal di xaru Dakaractu muy joxe xibaar bi di xam ne docteur Falla Paye nekk ci en instance de divorce dafa décider xañ doomi seen yaay si booru tisbaar la daal di yóbbu gone yi si cabinet magam bu nekk Sacré-Cœur ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor la daal di pikiir ci saa si la xale yi daal di faatu ba mu ci paree la pikiir boppam bi samp mooy ndax fayunte ak soxnaam moo tax mu def lu ni mel lu ci muntu doon docteur Paye bàyyi na ab leetar bu muy wax digganteem ak soxnaam si kenn xamagul nag ban façon piqûre la piqûre xale yi ginnaaw gi la gendarmerie ñëw def constat d'usage yi laata sapeur pompier di rawale néew yi. wax nga ko Alioune aw lettre woo xamante ni daal na koy xaatim tënk ko ci juróom-ñeenti page yoo xamante ni daal nay addu jaar-jaaram ak nga xam ne nag moom moo di soxnaam lu mu ci mënti doon amaana daañ ko lëñbët ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko bi ñuy door ña nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca Cëng Njaw ca département bu Kébémer la nekk foofee nag askan wa li ñu xamle moom moo di la ñuy dund ci ay jafe-jafe bari na ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi bu nawet bi weesoo duñu am lenn loo xamante ni dees nañ ci mën a jàpp ba tax itam génn nañ taxaw ca mbedd ya yëglu ñu dikk ci ak Thierno Fall. askanu Njeng Jaw li leen gën a soxal te ñu fesal ko ci seen toogaanu ñaxtu bi mooy xëyum ndaw ñi nga xamee ni si daanaka bu nawet bi xasee jàll dootuñu yëngu ci dara. jeunes yi bu nawet jotee dañuy ñëw bay si mais bu noor jotee boo ñëwoon fii garage ñëpp foofu nga leen fekk ñu toog demuñu fenn ñi si góor-góor gu si néew moo ñu gàddu seen saak dem di gën a xatal Ndakaaru te ñun loolu dañoo bëgg mu jeex. ñoom nag li ñu bëgg mooy seen forage bi nga xamee ni mooy nàndal dëkk yu bëri fekk baax ci gox bi ndaw ñi mën cee jote di liggéey man di bay nawet di bay noor. 12 hectares yoo xam ne barban nañ ko boo bee bassin ndox ñëw mi ngi nii ci boor forage bi. 4e forage mi ngi nii taw matériel baa ngi nii liñ bëgg nag forage bi bu paree balaa ci woo dem fenn nañ am picc forage fee ca bar ba ñëpp di ci liggéey. Macky Sall mi ngi naan dafa bëgg wutal ndaw ñu liggéey ñun laaj ñu xaalis laaj ñu dara nañu dimbali rek may ñu ndox fii ñu liggéey loolu la jeunesse su Njeng Jaw bëgg. ginnaaw xëyu ndaw ñi jigéen ñi dëkk bi ñoom itam am nañu ay jafe-jafe yu nga xamee ni si bëgg nañ ku leen ci jàppale. dëbb nañ bay bëgg a dee amuñu machine soq amuñu machine wal la ka ca dolliwaat muy case santé bi amul lenn loo xaye am na ci boobu ba léegi ñii ngi daw di dem Sagata ñii ngi daw di dem Kébémer ñii ngi daw di dem Colom ba tey jii ci mujj amuñu infirmier amuñu dara nii lan toll te ci réew mi lan bokk te ku ne xam ne ne wér gi yaram mooy lépp. ci geneen wàll askanu Njeng Jaw di jooytu accident yu bëri yi nga xamee ni rek day faral di am ci tali bi nga xamee ni moom moo traversé dëkk bi. fukki at jox nañ ko ci doodaan
dossier yaa nga Sagatab dossier yaa nga sous-préfet léegi ñetti doo daan leen bëgg si Ndiaga Diaw. gis ngeen école bi mi ngi toon ci kaw tali bi xale yi bu ñu wàccee bu ñu ñibbi yëpp ci kaw tali bi la ñuy jaar ñu ngi ñaan ngir yàlla ñu dimbali ñu defa ñu doo daan parce que accident yi metti na bari na. Ndiaga Diaw mi ngi bokk ci commune bu Colom Fall ci arrondissement Sagata département bu Kébémer. Thierno ginnaaw Ndiaga Diaw ñu wax itam ci beneen ab commune wi la yoon dañuy dem ca ñibbi wax itam ña yeewoo ca diwaan bu Thione foofee nag jàpp ne askan wi itam la ñuy dund ci jafe-jafe bari na rawatina soxna yi ngir ñu mucc wala boog gisanteeg ña yëngu ca wàllu kër docteur faaw rek ñu doxi ay kilomètres lu ni mel la ñu bëgg gouvernement bu Sénégal dikk ci ak ñoom ci ak ndimbal Maodo Fall moom moo yor seen ak kàddu àdduna jëmale ci micro Omar Ndiaye. feebar faju boobu da ciy bokk doléance loo xam ne si moom la Thione soxla gën a soxla construction poste de santé boobu soxla nañ ko fi parce que boobu buy métti dong bu la sonalee bala nga dem da nga dox 5 kilomètres 10 kilomètres 27 kilomètres yoo xam ne si da ngay dem pour mën ko am yooyu. maanaam suñu dëkk bi gis nga yow bu ngeen seetloo kër yu rafet rek ngeen fi gis kër yu rafet yi ngeen fi gis yëpp amul benn bu ci am papier. soxla nañ lotissement boo xam ne si maanaam autorités yi war nañ cee def kéemtalaay kàttan. ba ñu fexe ba ñu am lotissement ba nga xam ne kër goo fi gis rek war naa mën a dina nekk ci en règlement. bon dañu jàngal nañu ne amoon na luuma bu njëkk. Thione soxla na ko. ñu leen ci ñaan ñoom autorités yi nga xam ne ñoom lañu yaakaar ñu yow fii ngir ñu tegaat leen ci ngir ñu tegaat leen ci suñu gox bi ñun yooyu bokk na ci yi ñu koy ñaan. nous demandons aussi un lycée ici à Thione. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal jàppale na nag CM Lamine Senghor diwaan bu Joal la mu manqué yile jamono bari na bokk na ci salle d'informatique ak itam laboratoire ba ci sax bloc administratif ba tax na itam ña nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàll wi ci yooyu la jamono nag tàllal nañ loxo ñenn ci ñoo xamante ni am nañu ak jaar-jaar ci woowule daara ñu dikkaat ci ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ay élèves seeni waajur ak ay jàngalekat ak ñenn ñi fa nekkoon élèves ak ay jàngalekat ñoom ñëpp daal di daje CEM Lamine Senghor bu Joal ngir sargal élèves yu fa gën a xarañ ci jamono ji nekkoon tamit occasion ngir principal bi daal di wax jafe-jafe yi nga xam ni moom la école bi di jànkonteel. boo jëlee bloc administratif bi instant bi vraiment situation bu garaaw la nekk parce que déjà ardoise yeeg boo xoolee murs yi avec la salinité salle informatique bi également salle informatique boo ko déggee ay ordinateur la. kuréel gi ëmb ñi fa nekkoon élèves ak enseignants daal di dugal seeni loxo ci defar école boobu loolu rek ci ndimbal seeni partenaires ak seeni cotisation yi nga xam ne moom lañ fa amaloon. li ñu liggéeyagu mooy réhabilitation premier bloc bi nga xam ne 6e ak 5e yi ñoo fi newoon ñu jógee ca dem ministère demander ay matériel bureautique matériel pédagogique didactique ñu ñëw indi leen aussi ñu jóge ci loolu nag commencé nag di liggéey nag ci réseaux sociaux yi ci la Saliou Samb dugg sama page donc léegi dinaa leen doté de 3 salles de classe à hauteur de 18 millions effectivement nam ko waxee noonu la ko defee ñu jógee ca Luc André Diouf Diokh donc qui est le premier député noir en Espagne tabaxal ñu salle multifonctionnelle bi équipé ko bu mu rafet boole ci construire donc les toilettes. conseil départemental bu Mbour moom it am na ay classes yu fa tabax dàqul tamit def li ni mel. lii moom nekkul lu rafet dinañ fexe ba classe yi daanu yëpp conseil départemental def ci lu mu ci mën ba ñu mën a defaat yeneen 3 salles de classe déjà année bii di ñëw 2022 su nekkee yàlla may nañu ko première action bu ñuy def mooy defaat leen 3 salles de classe incha allah. fanweer ak juróom-benn élèves ñoom la ñu doon sargal ci CEM Lamine Senghor bu Joal loolu rek ngir ñaax élèves yi ñu gën a góorgóorlu. Abdourahmane Diallo yeneen ak ndimbal woo xamante ni bàyyeekoo na ci aw ONG international jëm ci école élémentaire Bambey 3 mu mel ne nag foofee ab njàqare daal na fay jeex bëri na ci ay jafe-jafe yoo xamante ni élèves yoo ñu ngi ko doon dund mu mel ne nag ci la jamono daal na leen di dumóoyu Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. mu di élèves parents d'élèves ak enseignants yi ñëpp a kontaan ci li ñu defaraat seen école bi di école élémentaire Bambey 3 ab ONG international ñu koy woowe Women for Africa moo fa jaar. yéen a ko gisal seen bopp 12 classes yëpp rep defar nañ ko daal koy kërale tableau yi ñu daal koy peinture defaraat ko daal koy peinture bu ngeen xoolee ci ginnaaw tabaxaat nañ 6 classes 6 box 6 toilettes yu bees yoo xam ne sax jël nañ en charge les personnes vivant d'un handicap waaw loolu vraiment ñu ngi jaajëfal encore di delloo njukkal. ki jiite CERS ci Bambey ne lii de lu baax la wante nag li gën a baax mooy ñu toppatoo liñ fi defar. waaye aussi saytu ko ba nga xamante ne yàqu-yàqu dootu ci am yaakaar naa ne lépp solo la. IEF Bambey bi nga xam ne moom moo doon présider cérémonie bi rafetlu na mbir mi te nee na tamit bu ñu sañoon ñu gën ko yokk ci yeneen domaine. ndax xar kanamu école bi soppeeku na carrément
école bi demoon na ba nga xam ni nekk ci anam woo xam ni nekk fi di liggéey sax wóoratu woon waaye tey jii gannaaw yàlla ak ñoom seen jëf tax na école bi soppeeku am xar kanam goo xam ni dëgg-dëgg mën na ni élève yeneen école yi wala yeneeni gox sax mën nañ leen ko envier mën nañ leen ko ñeewe. ki nga xam ne moo nekkoon maître de cérémonie nekkoon directeur d'école di enseignant à la retraite moom de bàyyiwul di woo askan wi ñu gën a jox bopp école bi ndax élèves yi gën ci mën a jëriñu. Babacar leneen loo xamante ni bëgg nañ ñu jox ko bopp bàyyi ko xel bu baax a baax di île bu Carabane diwaan bu Casamance li ñu xam ne itam bokk na rek ñu daal di koy sóob mu ñeel wàllu patrimoine mondial bu UNESCO du samay kàddu ki ko xam ne nag aw enseignant chercheur la ca département bu lettres moderne université Assane Seck diwaan bu Ziguinchor moom moomee di ci turu docteur Raphaël Lambal li mu xam ne itam bokk na rek ñu daal di koy gën a jox gëdd naka noonu itam aw téere woo xamante ni daal na koy xaatim ci wàll wi Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ci reportage. île bu Carabane ci Casamance war naa mën a bokk ci patrimoine mondial bu UNESCO mu doon mbébétu enseignant chercheur bii nekk ci département lettres modernes ci université Assane Seck bu Ziguinchor. Carabane doit vraiment retrouver la place. Carabane war na am place am bi nga xamante ni moom mooy patrimoine mondial de l'humanité nguur gi def na ay jéego ndaxte def na ko patrimoine national ñun ñoo war a jàppale nguur gi maanaam mu fexe ba Carabane doon patrimoine mondial de l'humanité. Patrimoine mondial en vue du classement de Carabane au patrimoine mondial de l'humanité. Raphaël Lambal mi bind bii la téere wax fii njëriñ bu mu gis ci bind ab téere buy dellu si taarixu île bu Carabane. Carabane au même titre que Gorée et Carabane ak Gorée ak Saint-Louis ñoo nekkoon buntu yi nga xamante ni ñoom la tubaab yi duggee ci suñu réew mii di Sénégal ndaxte esclavage bi foofu la jaar waaye colonisation bi foofu la jaar. Mémoire a laissé des traces à Carabane. kii bind Carabane île mémoire di fi tënk lu nekk ci biir bii la téere. L'ouvrage de Carabane île mémoire est un ouvrage. téere bi ma bind dafa laal ay fànn yu bari ci wàllu xam-xam pàcc bu njëkk bi mu ngi wax ci histoire Carabane. te boobule histoire moo wane suñu diggante ak tubaab yi. qui montre notre rapport avec l'Occident. lépp a ngi tàmbali ci ab rus bu mu am benn bés gannaaw bu mu yóbbee ay ganam ci îlu Carabane. Je dirais que tout est parti d'une déception. En 2011. lépp a ngi tàmbali ci li nga xamante ni mooy ab rus bu mag bi nga xamante ni dafa ma dab. ndaxte 2011 laa fi amal ab colloque bu mag. après ma yóbbu samay gan Carabane. waaye amuñu kenn ki nga xamante ni moo ngi foofu. te mun ñoo wax lenn ci histoire Carabane mu doon ab rus bu mag bi ma ci jëlee. et j'en avais éprouvé une certaine honte. enseignant chercheur bii nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor ni su doon sagom yeneen sénégalais def lu ni mel maanaam ñu daal di bind ci île bu Carabane. jërëjëf Boubacar ñu àddu ci leneen mu ñeel langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal diwaan bu Mbàkke coalition ànd defar sa gox bu colonel Alimar ak itam gëm sa bopp nga xam ne nag Serigne Sow moom moo ko daal di jiite jàppale ne ñoom ñooñee dañ leen a teqatal ginnaaw bi ñu doon déposé li nga xam ne moom moo di seen ak liste la ka sabab bokk na ci ñàkkub li yemale diggante góor ak itam jigéen mu ñeel nag wàllu parité moom colonel Mar xam ne rek ne mbir mi du ko bàyyi mu seddee noonu daañ ko yóbbu fa mbaxane doone benn dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Pape Balla Gaye muy école bi jiitu ci diwaanu Mbàkke màggetoon loolu école Mamor Diarra nag jamono ji xar kanamam gën naa yees ngir daal di fexe ñu tënku ci royaume d'enfance ñi fa jotoon a jaar dellu siwaat ci école bi ngir daal di dugal seen loxo ci njàng meeg njàngu xale yi ànd ceeg Bara Gaye di directeur Média Afrique ñoo daal di liggéeyaat école bi ba mu gën a mucc ayib ngir fexe ndongo yi am jàngin. nekkat suñuy këyit dañu koy delloo wax ne ñun duñu bokk ci ñiy xëccoo mairie bi ngir ñetti mbir benn bi dañu wax ni tolloo gi ñu war a tollale góor ak jigéen ci liste yi ñun kat respecté wuñ lool dafa mel ni ñun dañ ne ñun seen jigéen ñi moom ngeen ëppal ci góor ñi beneen bi ñu ne ñun liste proportionnelle bi maanaam bi ñu joxe ca suppléant ya dañu fa defe fukk ak juróom te ñaar fukk ak benn la ñu waroon a joxe te ñun nag loolu di lu ñu jaaxal parce que ñun dañu wàññi jox leen ñoom ñu wàññi ñaari yoon ba noppi doog a denc après ñu ñëwaat tey nañu dafa manqué loolu daal lu ñu jaaxal ñu ne ñu itam engagement individuel yi maanaam ñi nga xamee ne wax nañ leen ne da ngeen di bokk ci équipe municipale bi suñu gañee ñoom ñu wax ne ñun bëgg nañu bokk
loolu itam boo ko xoolee dañu wax ni la ñu joxe ci dossier bokkul ak la nekk ci liste ba xam nga nag ab liste moom nekkul mbir moo xamee ne mën nañ ci sukkandikoo rek ndax li ñuy wax tungu ne du teew ñuy natt si ay bant soo amee ay dossiers yi ngay xool wàññi ko la nekk ci dossier nga listé ko. loolu amee nag ñoom ñu wax lii kon du ñu bàyyi mu sedd dinañ dem ba ci yoon gannaaw bala ñoo dem ci yoon itam dinañ laaj suñu préfet mu may ñu accéder ci dossiers yi bu ko defee nag dinañ yóbbu affaire bi moom ci justice muy cour d'appel bu lu ñu cour d'appel may nag ñun ñu jël lool. foofee jàppaleen ci fukk ak ñeent ci ay liste yoo xamante ni nag daal nañ koy déposé jàppaleen ne fukki ak ñaari la ñu daal di validé maanaam moom la ñu daal di nangu ñu àddu ba tey jëmale ci langue politique bi la yoon dañu wutali diwaan bu Thiès toll na ci fukki wala bokk juróom-benni at yoo xamante ni mu nga yóotu li nga xam ne nag moom moo di mairie bu Thiès Nord moom yi nag di Habib Niang jamono yi nag daal dinay bootu ginnaaw réew mi ngi rek wëyal li nga xam ne moom moo di bëgg-bëggam ci langue politique bi an lan moo def mbir mu ni mel sabab dogal woowee nag ñu dikk ci ak Cheikh Anta Diop ak Selatix ginnaaw bi ñu ko dékkee ab micro. kan moom amal njëriñ mooy le président Macky Sall waxuluma dara nag dam koy wax dëgg yàlla tax gisuguma ku taxaw moom laa gis mu taxaw am dal am teey moo tax mu wax ma ko mu ne ma bàyyi ma ne ko comme wax nga loolu bàyyi na mbokk yi ngeen rek laa di ñaan metti na sa xol ñu liggéey juróom benn at nekk si goxaat gu xaan yi yëpp xam ngeen musuma tëbal benn ajjuma fu ma dal ma daw ñëw Thiès mais nag naa ko gën a yokkaat gis nga politique booy gën a avancé nga gën a expérience mais dinañ ñëw beneen force bu xam ne kenn du ko xalaat bi Thiès incha allah fi may daanalee mooy lenn rek laa leen ñaan gis naa ñu bëri opposition bi seet si nañ ma tey bu ma goree am na ñu ma seet si am na ñu def li séparé seet si ma lan laa leen wax ma ne leen doo leen dem ma gor la deretu gor mooy doo sama yaram du ma jël jamais engagement boo xam ne respecté wu ma ko loolu moo tax ba décidé rangé wu ci ginnaaw la liste Benno Bokk Yaakaar. diwaan bu Thiès moom la nag Tëngéej foofee itam aw ñàkk yemale la yenn ci ay soxna daal di nemmeeku ci jiital wi nga xam ne war nañ koo jiital soxna yi ci li nga xam ne nag moom moo di tête de liste yi lu ñu mel la ñuy laaj ana lan moo waral lu ni mel tontu li di ngeen ko am ci dossier wi la nga xam ne Ahmadou Bamba Samb ak Abdou Diouf Diagne ñoom ñoo ko amal la ñu seetaan. doon kenn ci ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoo jiite ay liste majoritaire ci département bu Tëngéej ñeel élection locale yi. sociologue bi nga xam ne moo jiite coalition Benno Defar Tëngéej ci commune bu Rufisque Nord xamle ne dafa bëgg a wane ne jigéen ñi tamit war nañoo mën a yor ca na mu waree bokk moomeel yi. jigéen yàlla da ko may xel yàlla daf ko may dal lépp lu mu def rek ci kàttanu yàlla lépp lu lëj rek boo fa tegee jigéen dina ko làqat ci jigéen ma ngay gérer këram jigéen ma ngay gérer jëkkëram jigéen ma ngay gérer njabootam jigéen en bref mi ngi gérer ménage am parce que tamit li naan le projet d'entreprendre le fait ngay xalaat nan nañuy créer emploi loolu macha allah jigéen ñi kenn ëppalewu leen ci. nekk point focal bu association bi ëmb juriste yu jigéen yi nekk ci département bu Tëngéej moom mile soobu woon na ngir doon maire bu Tivaouane Peulh ca mujjantal la nag la ko partem tere alliance des forces progrès. ci ay coalition la ñu nekk ak ci ay formation politique mënuñu ne ñun dañu nekk ay yaay ne dañu nekk ay jabar ay soxna ne dañu nekk ay jigéen bëgg a jiite askan ba pare te duñu jàngale li nga xamante ne mooy bon exemple boo ko déggee mooy lépp luy awale yoon kon bu ñu bokkee ci parti bokk ci coalition bu ñu santee ne bàyyi leen ñun dañuy bàyyi toog nag xool mais bàyyi nag taxu la yaafus dañoo bàyyi ndax joxe cër ak am kilifa. léegi nag naka la ñu mën a def ba soppar ñi mbir yi kii fi nekkoon maire bu commune bu Rufisque Est jàpp ne tontu li mu ngi ci digg yi nga xam ne waa caucus des femmes leaders daal dinañu koy joxe. seen rôle dafa jéggi toppe ak gunge seen rôle dafa doon participer def ci seen loxo xam nga tey kër ngay xoole maire yi
kër gi kenn du ko bàyyi borom kër gi faw yaay ji wax ci kër gi parce que dañu doon ay liggéeykat yu xarañ mais dañu doon ñu sell ci seen liggéey ñu mën a contribuer ci développement réew mi parce que réew mi moo soxla jigéen ñi ñu yëngatu. waaw loolu am na kilifa yoo xam ne sax dig nañ ñu ko comme monsieur le président de la république xamal nañu ne dina ci bàyyi xelam. ñeneen i kilifa aussi vraiment daje nañu ak ñoom wax nañ ñu ne dinañ bàyyi seen xel ci wàll boobu pour que jigéen ñi am plus de 10%. yeneen jigéen yi nga xam ne bëggoon nañoo doon ay tête de liste fi mu toll nii nag ña nga mujjee doon ay tête de liste proportionnelle bokk na ca ñoom kii fi nekkoon taskatu xabaar di Nafissatou Diouf ak Maguette Diop di femme de développement. mbokk yi junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar tey itam ci jotaay wi le daañu amal aw taxaw seetlu ci taxawaay yi nga xam ne nag acteurs communautaires yi daal nañ koy am ci gox-goxaan yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal donte ay bëri na ci ay liggéey yoo xamante ni ñu ngi koy amal te amul lenn loo xamante ni daanaka dañ koy séntu ci ginnaaw lan moo waral lu ni mel ak itam ana lan leen mën a jàppan leen li mu ñeen nag loo xamante ni daañ ko jëfandikoo suñu ay ndaw daje nañ ak kenn koo xamante ni moom mooy njiit la di wuyoo ci turu El Hadji Baytir Samb ñu seetaan reportage yu Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy. du ñàkk boobule élément daañu ci dikkaat laata rek ñuy yëkkati wile jotaay mu di ay acteurs communautaires gox-goxaan yi nag taxawaay wi nga xam ne daal nañ ko ci am rawatina lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram dañuy faral di jàppale askan wi bu baax a baax laataa ñu yëkkati amaana daañ leen ko digtal wala bokk suñu yeneen jotaayu xibaar ñu jox leen boobule élément wàllu tàggat yaram xam ngeen ne nag li nga xam ne moom moo di ndorteelu regroupement bu équipe nationale bu football bu Sénégal nag daañ ko door ni ki ëllëg ci altine ji mu mel ni nag mu ñeel li nga xam ne moom moo di ñaari bés yu mujj ci li nga xam ne nag moom moo di éliminatoire bu coupe du monde mu mel ni nag Habib Diallo mu ngay wëy di amal li nga xam ne moom moo di xarañteefam ca équipe bi nga xam ne nag ci la jamono mi ngi cay yëngu Cheikh Sadbou Diarra ci tënk. 7 buts inscrits en 13 matchs de Ligue 1 joués cette saison, Habib Diallo retrouve ses talents de finisseur au sein de l'attaque de Strasbourg. Une sacrée efficacité suite à une première saison difficile avec des blessures et un long temps d'adaptation. Après son départ du FC Metz, il avait marqué que 9 buts en 32 matchs de la saison 2020-2021. Un total qu'il va battre certainement dans quelques semaines. Habib Diallo, 26 ans, est en effet très prolifique depuis son but. mbokk yi ñu jégalu bu baax a baax ci élément boobee nga xam ne nag dégtal nañ leen ko kàddu yu nekk ci kàllaamay français daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñuy jégalu bu baax a baax jaara yi itam daal di buural jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam jox leen dig daje ëllëg incha allah ci altine ji ci yeneen i jotaay fii ci télévision Futur Média way leen di des ak suñu ay programme jàngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média man la Faty Dieng di leen dig daje ci info du matin dara du manqué ci kattanu yàlla